dikkati naa xaalis day doxul jàmm bàjjo bi moom koppar tribune yéene kaay ne ma am koo wóor de xoolal ma Anthony Blinken rek kaddu yi nga xam ni yëkkati na ko fii ci réewum Sénégal ñoom daal waa Amérique ci seen relation yi nga xam ni moo dox seen digg ak réewum Sénégal koppar am na ci wàll de ndax yéene kaay des médias bi mi ngi may xamal ne ñoom américain yii dañoo weñ loxo réewum Sénégal nag ngir démocratie am fi waaye nag dañ koo jaare ci kopparu ndax nag xamal nañu Sénégal gii ne ko bés bu amee ak dal ci wàllu politique fitna ak xët-xët amatu fi ñu jox ko prime ate concours tribune yéene kaay ne ma ab prime la États-Unis dik réewum Sénégal su nekkee nag ab stabilité dal am na fi ci wàllu politique ma ne waaye laataa loolu xas nañu Sénégal ba mar day taali bëgg nañu ak njubal ci réew mi Blinken daal di critiquer violence politique yi am ci réew mi xët-xët gi waaye tam fitna ak tiitalaate gi xoqatal gi nga xam ni nemmeeku nañ ko ci réewum Sénégal nit yi nga xam ne ñi ngi leen di ger ngir ñu woteel ñi amus tuut loole it Anthony Blinken daal dina koy naqarlu ci réew mi critique yéeni kaay daal di may xamal ne moom kay ñàkkub démocratie ak waxu ñetteelu mandat loolee la américain yi bañ dégg ci seenu nopp Blinken lam-laa meew ci sax xamle na nag troisième mandat boobee Macky Sall war na cee jàngale dib leçon boo xam ne da koy jox ñëpp ñoo xam ne bëgg nañ lu ni mel ci Afrique le quotidien ne démocratie ak coopération loolee da la Blinken woote moo ne day xamle na ni Sénégal ak démocratie bu dëgër këcc la am te président Macky Sall nag dina ko incarner doxal ko ndax nag constitution réewam di charte gi gëm na ko te da koy doxalee kon xel dal na ci troisième mandat en tout cas États-Unis moom lu toll ci juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn milliard daañu ko dugal ci wàllu infrastructure waxtu woowu Anthony Blinken di woote jàmm ak dal Vox Populi xamal ne ma Ousmane Sonko day ma ngay artu nee na nag lépp loo xam ne ab charte la buy woote dal ñàkk violence ci réew mi man Ousmane Sonko duma ko xaatim ndax nag yenn yi neexul ba neexul hypocrisie lay nuróol Ousmane ne ku leen gajji leen ko ku leen xosi leen ko fii la réew mi toll ndax nag dóor fayoo ca gën dëkkub dóore fayoo ko tas réew mi quotidien ne kaddu yi kay Ousmane Sonko ba nga ko yëkkati ca meeting d'investiture bu Barthélémy Diaz ay nit yu takku lool dem wuy ji Barthélémy Diaz ci investiture am ngir mairie bu Ndakaaru Vox Populi ne Barthélémy Diaz kay xamle na ni 23 janvier élection locale jarul muy am ndax moom Bart nekk na maire bu Ndakaar ba noppi Sud Quotidien ne Yewwi Askan Wi kay daal dinañuy wane dëgg-dëgg seen xarañ seenu doole démb ci Ndakaaru Tribune yéene kaay ne ma Barthélémy Diaz kay xaar yàlla ga mu woote da ko daal di feesal jël Abdoulaye Diouf Sarr moom nee na ma ngay jàppale di Zahra Iyane Thiam Bougane Gueye Dany taxawu Gueye l'original ak Bamba Fall nii la week-end bi demee ni ki démb waaye Yewwi Askan Wi day ca Kër Massar àndatuñu l'exclusive yéene kaay di ma xamal ne Pastef daal dafa bàyyi Yewwi Askan Wi fas yéene nag wote ñaar ñii di Amadou Ly ak Mounirou Kane ñaari comité de pilotage yi nee ñu ànduñ ci li grande coalition bu opposition bi daal di sàkku moo tax dem nañu àndi ak directeur général bu Akile ak itam candidat bu Wallu Sénégal te sango 24 heures yéene kaay ne ma des na sa Thiès it Massaly doon na fa amal ab meeting d'investiture moom it ubbi fa yoon wu yees ci wàllu politique ci diwaanu Thiès moom Mamadou Lamine Massaly amul nag lu mu fa bàyyilul waa parti réew mi ci xas tribune ne ma ca Grand Yoff Cheikh Bakhoum it de wane na fa ak dooleem waa Casamance nag ñoo ñëw ànd ak moom jàppale ko nag ci maire bi nga xam ni ma ngi koy ut foofee ca Grand Yoff moom jiital agence de l'informatique de l'État communauté Casamance ba nekk foofee ca Grand Yoff daal di ànd ak moom ci karawaan wax leen ñu dëgg bi mu amaloon ñaar fukki fan ak ñett ci weeru octobre ak tey juróom benn fukk ak juróom benn ci quartier ci Grand Yoff ñu daal di koy wër gaa yi nag ba ñu wëree ba dajal ne jox nañu bopp Cheikh Bakhoum tribune ba tey daal di may xamal ni Guédiawaye it ña nga xam ne ñooy responsable APR yi ña ngay gajjante ci seen biir de rawatina yu waa Golf Sud yi en tout cas tribune ne ma Anthony Blinken de jàmm la woote ci élection locale yi démocratie kay woote ko ci réewum Sénégal mbaadu perte de temps ab jongo ma la su taaru lool dib miis waaye caxatee nañ ko fépp daal di koy violé tribune yéene kaay ne ma ku wax lii wax la ca des Adji Sarr day nee na ma ngay jàppale Miss Sénégal ci violé gën ko violé boo bëggee dégg dëgg violence gi ci langue politique gii Cheikh Mahi Niass ma nga cay wax daal dinay dajale classe politique bi ngir waxtaan ak ñoom ci jàmm ak dal laas yéene kaay ne ma xalif bu Medina Baye kay daal dinay juboole classe politique bi wan leen yoon ci dal Dakar Times ne moom Cheikh Mahi Niass daal dinay wax ak ndaw ñi saxal leen ci njub waaye tam daal dinay wax ak politiciens yi ngir ñu wàññi jal-jal gi ci langue politique gi libération yéene kaay xamal ma ne en tout cas ab chamboulement day dina am ci magistrature bi coppet ci bii teg ci bee benn ko rajax mënta ñàkk ci réew mi tey jii daal dinañ leen di convoqué tey it nag am nag soppite gu mag goo xam ne boo maytul dina ci am l'enquête yéene kaay tey dafa defub l'enquête ci soxna yi nga xam ne dañoo wan loor ak seenu ñàkku ci covid 19 bi yéene kaay bi ne ma nii la mbir mi tëddee ñenn ñi moom ñi ngi ñàkku ñenn ñi dañuy laam-laamee war na ñoom ñàkkoom déet ña ca des moom dañoo lànk ne duñu ñàkku tey duñu ñàkku ëllëg en tout cas lu ci mënti am bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi ca day faat yéen du leen ak jàmbo Jumia bi leen indil Black Friday moo leen doon may seen revue de presse
jaajëf Mantoulaye ci bundooy jaajëfal leen bu baax ci teelu bi topp ngeen ñu 6h30 ba 8h52 programme bi dafay wéy ci dañ ci ànd ndax le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop da ngay changer place ayca. salaamaaleykum ñu doore xibaar yi ci week-end bu saf lool ci wàllu politique ci région bu Dakar ak yeneen région yi ci des coalition bi nga xamante ni bii mooy bu Moussa Tine jiite ci diwaanu Thiès nee na ku xool Macky Sall ni muy doxee nga xam ni noppiwul ngir def ay élection maanaam daa am xemmeemte fu dàq ko waaye Yewwi Askan Wi itam def nañu démonstration bu mag fii ci Xaar Yàlla waa coalition Gëm Sa Bopp itam ci Parcelles ak Médina dinañ wax ca fi nga xam moo di Grand Tabac cité dëkku diine la boo xam ne ma nga ca Goudomp ci département la boo xam ne ci département bu Goudomp dëkk la boo xam dafa désenclavé wu lool ba mu jéggi dayoo population ba nag ni faw ñu soppil leen loole ba saa ba ñu amee soxla mën a déplacé wu ci lu amul benn coono ni ki itam ñu daal di tabaxaat jumaa ji nga xam ni daanaka patrimoine historique la ndax daanaka am na lu toll ci fukki xarnu ak ñeent dinañ ci dellu soit ak suñu ndaw yi ñu teewal foofee ca penku bët Saalumu Sénégal xibaaru sport dinañ ci ànd ak Baye Ma Anta Mboup yéen kay moo koy ndax képp ak Mantoulaye ci bundooy niskis Mame Mbaye Ndiaye faram fàcceel leen ko. Voici Trafic News. Trafic News ñu ànd ak Baye Massamba Diatta Aba maa ngi laa nuyuwaat. foo tollu jamono ji circulation bi nu mu demee. dépassé nañ ko ay xat na ba léegi diggante Mariama Niass wutali échangeur bu Hann bu fekkee aussi cité des eaux foofu yëpp jëm du côté de l' échangeur de Hann ñu bàyyi ko Xaar Yàlla Grand Yoff di transité jëm ci axe boobule xaar leen fay jafe-jafe yi tar si ñaari sens yëpp police nag ma nga fa def lu mu mën ngir situation bi débloqué wu su ko defee aussi foofu la cité des eaux mën nga fa progressé soo xalaat ci vers Castor yéen ñu bàyyi ko aussi fi nga xam mooy parc bu Hann aussi sera très difficile de rallier l' échangeur de Hann jaaree ko sortie bu Maris ak fi nga xam mooy service technique beaucoup de ralentissement foofu la gendarmerie ma nga fa ngir gérer boobu la situation su ko defee ñu mujjee ci yooyu lay jafe-jafe bu ngeen dépassé échangeur bu Hann même s'il y a beaucoup de véhicules mën ngeen progressé utal Colobane wala boog ngeen dagee ko ci directeur bu dem HLM foofu la aussi xaw naa yéex tuuti ci boobu la tracé Mame Mbaye Ndiaye. C'était Trafic News. jaajëf Faba Diatta ñu koy door waxtaan wi wax nag démonstration de force bi ñu nemmeeku ci démb ci dibéer ji waa coalition Yewwi Askan Wi ñu ngi ko joxante woon dig daje fii ci diwaanu Ndakaaru sa Grand Yoff Xaar Yàlla muy responsable yeex militant yi ngir nag mën a dëggal seen i candidats yu nga xam ne ñoom la ñu investir moom moomee nga xam ne moom la ñu teg fii ci daan Ndakaaru Barthélémy Dias mu ngay xam ne ni kon bés buñ ko rek fale dana soppiwaat Dakar da koy jël tëggaat ko andi geneenuk xar kanam waaye ñiital Pastef moom la mu xamle moo di fës kéenewul xaatim maanaam signé li nga xam ne rek moo di woote jàmm gu cadre unitaire bu islam woote Ousmane Sonko nee na nag charte boobee sax parewul tey jii ngi daal di koy xaatim le député du peuple El Hadji ban jàngat nga ciy def. bon man ànd naa ci ak moom ci benn côté du ko xalaat parce que du def lu mu gëmul mais jàpp naa ne moom war na ko mën a gëm doon naa xaar beneen interprétation muy du ma ko signé parce que am na ci ñu ko war a signé ñoo xam ne wóoluwuma leen parce que yàgg na ñuy wax muy dañ donc bu boobaa dinañ ni bu dee loolu de mën naa bàyyi ba ñenn ñi signé ba noppi mu soog a signé mais du ma ko signé parce que du tegu ci dëggu ci man ci sama xol dafay xaw a poser problème bu fekkee kenn signé wu ko foog ñu respectante Sénégal parce que kuréel boobu muy islamologue yooyu noonu. lu ñu tudd sax. cadre islamique. wax naa ko fii keroog dama koy bamtuwaat xam naa ci ay nit yoo xamante ni bii fëkk mënu leen yóbbu ay nit yu am liberté ay nit yu moom seen bopp ay nit yu. ne am indépendance donc jàpp naa ni képp koo xam ne signé nga charte boobu boo ko respecté wul xëy na amuñu benn pouvoir bu ñu mën a jëfandikoo yoon ci sa kaw mais am nañu ful lay dénoncé ni yow yaa signé woon suñu charte bi te sàmmwante waa ak moom man doon na ma neex lool Ousmane Sonko signé ko. keneen signé ko ñëpp ñu signé ko au moins ndax ñi leen woo ay intellectuel lañ ay borom xam-xam lañu te li ñu woote nag dafa yomb wuy ji muy jàmm. ñëwal ci jàmm c'est-à-dire que nga ni. maa ngi dox ci yoon ngir jàmm moo gën nga ni nga wan yoonu jàmm boobu ginnaaw complètement
te li yonent bi doon wax njàmbaar du ki nga xam ni dafay fayu jël jaas yi di dóor di dagg bopp yu ñëwaat mais njàmbaar mooy ki nga xam ni bu meree mën a téye boppam xëy na fi mu nekk nii am na yenn taxawaay am na yenn jéego comme par exemple Ousmane Sonko li fi xewoon bëgg ak bañ parce que nit la mu bëgg ak bañ mënoo fexe ba ci xolam du am benn mer bi ci nekk. mooy comme sortie bu Barthélémy Diaz ci Macky Sall du caageen noonoo mais as gor bu meree day wan nit ñi ni mer na du tricher. donc mer boobu moo nekk ci ñoom mais foog ñu gëm ni mer lu am solo la mais bu jeex itam da nga koy bàyyi au moins ñu dara jaal ñooñu di leen woo ci wàllu jàmm parce que cadre bi séntuwuñ ci dara ñoom bu histoire amee wala ay xëccoo ndaw yi ñooy nekk ay victimes ndaw yooyu war a tabax ëllëg ndaw yooyu nga xam ni parti politique bu am doole ñoo la jox doole ndaw yooyu nga xam ni bu ñuy wax population bu Sénégal ñoom ñoo tax ndaw yooyu nga xam ni tey ñooy majorité bu Sénégal alors ñu am population bu xaw a jafe ndax li ëpp ci ñu ko dëkk ay ndaw lañu donc yooyu nañ ko exploiter ci wàllu même bu fekkee gëmoo ci ñi ngay signé ndool am na ci ñoo gëmul seen démarche mais signal ndax ñi la ci woo ëllëg képp ku fecc nag cadre boobu daañu taxaw ni la yow yaa fecc li nga waxoon bu ko defee yow sa jaan wàcc na mais boo gàntoo xaati goñ noonu dafay daal di indi doute ci xelu sénégalais. donc man li may conseillé Ousmane Sonko mooy ne ko signé. voilà mobilisation bi nga gis démb tax na Barthélémy Dias di xam na ni kon élection du am bu mu koy wax nag moo di ñoom gagné nañu ba noppi fu mu nekk élection bi xanaa redivision rek lay doon. waaw non xam nga démb moom moo wax loolu. waaye na leer ne bu. Abdoulaye Diouf Sarr defee mobilisation. wax durant la même chose. bu gëm sa bopp defee mobilisation yi durant la même chose. boo xamee ñu nekk fee ñooy ñëwaat fii. Pape Diop bokk gis-gis bu defee la même chose yi durant la même chose. Doudou Wade également c'est-à-dire que bon on est dans le temps de la politique ni mu ko doon waxee sànq c'est tout à fait normal ku ci nekk fëgg sa dënn ne ni maa fi ne parce que li ngay gis ci mobilisation mais attention bu mu yam ci mobilisation mooy li ma wax sànq nañu concrétiser mobilisation yi fu bu mën a doon ak fu mu mën a nekk ci biir réew mi nañ ko concrétiser wala ñu fexe concrétiser ko ci li nga xam ne moom mooy ay vote parce que c'est bien de mobiliser gis nañ fi ku waxoon ne ni 3 millions de Sénégalais ñoo nekk fii ci buntu kër Cheikh Béthio Thioune loolu ci jamonoy Abdoulaye Wade la mais bañ demee ci élection yi gisoo loolu gis nañ fi ñu yëkkati compté ne ni am nañu 2 millions de Sénégalais ci benn place wala am nañu nangami milliers de signatures mais l'exemple de Bougane Gueye Dany gëm sa bopp ci élection présidentielle 2019 mais li mu génnee ci wàllu signature ci wàllu parrainage près de 800 000 ci la ñu wax mais est-ce que ça s'est concrétisé ba ñu mën ko jàllale ci élection yi valider ko non ça veut dire donc c'est bien mobilisé mais li ci ëpp importance mooy nañ ko concrétiser ci wàllu vote te loolu pour nga def ko faw nga waxtaan def li ñu wooyee porte à porte dem ci ñoo xamee ni ñoom doo leen gis ci meeting yi duñu fa fees duñu fa nekk sax ñoom ña nga seen kër peut-être seen téléphone portable wala seen télévision di seetaan meeting yi mais ñoom ñooy xëy fajar bu ñu jullee ba noppi dem ci lieu de vote yi pour voter ñooñu nga war a dem convaincre mais pas ñi nga xamee ni peut-être ma riirandoo am na ci ñoo xamee ni boo ko xoolee ci yooyu les mobilisations am na lu ñu woowee les curieux ñoo xamee ni dañoo ñëw parce que mbamba bi bari na nit ñi bari nañu ñu ñëw taxaw pour seetaan am na si ñoo xamee ni da nga leen a indaale muy mobilisation duñ ko woowee Ndiaga Ndiaye mais mobilisation boo xamee ni Ahmed Aïdara day ñëw ànd ak ay nitam Barthélémy Dias ñëw ànd ak ay nitam Sonko ànd ak ay nitam et cetera mais yooyu yëpp li ci wàllu mobilisation ci concret bi mooy ci biir urne yi foofu la kàddu gi di leere ñu àddu jëmale ba tey ci jongante gox-goxaan yi ndax xam ngeen ne kon maire bu Médina yóbbante na galgal ka mu jàppe ne kon mooy adversaire am foofee ca Médina mu ngi koy xamal ne kon ci élection yi ñu dëgmal da ngay yaru rek ma daan la daan bu simple yaru woon nag ma jël gu amul genn werante ci jongante bi nga xam ne moo di 23 janvier bi ñu dëgmal rassemblement politique la woote moom Bamba Fall ba noppi di ñaax askan wi nga xam ne ñoo dëkk sa Médina ñu xippi seen i gët di xool te amal tànneef gi gën ñu teew lay kàddoom bi ñu amee lu mat juróom-benni ministre ak ñetti DG ak ay conseillers à la présidence dem élection amuñu 20%. 8 élus sur 66 la ñu am te 8 élus yi balaa mandat bi jeex genn wàll gi quitté nañ leen. tey nag ministre yooyu nekkatuñu fii doole jooju nga amoon sax amatuñu ko kon boog waxuma ni dañuy gagné képp ku ñu def ci liste majoritaire sacrifié nañ la ndax doo gagné. nga gérer ay milliards pendant des années di yónnee waa Médina impôt yi dul jeex tey mënoo tim ambulance bi ni maa ko jëndal waa Médina mbënd mi nekkoon fii kër yi daanu balcon yi daanu faalewu leen
kon bu bàyyee ba tey am fexe war Seydou Gueye trahir ko bëgg a nekk maire mbedd mu lambari fa lu mu fa joxewu ko ndax mbaax la mu bëgg a tax. ñi bawoo Médina fii ci diwaan Dakar wutali sa benn dëkk ñaari gaar Thiès ak Moussa Tine ba nga xam ne moom mooy nekk na tête de liste bu coalition Yewwi Askan Wi ba noppi te tête de liste bu pencu ànd liggéey kàddu yoom sa yëkkati moo di mu ngay daan xaafu ndax nag lii xeeñ neexul benn yoon moom Moussa Tine dafa jàpp ne président Macky Sall la muy dox jamono ji du lenn dul ngir ay élection bañ a am rawatina moo xam législative wala locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ne la koy firndeel moo di préfet yi nga xam ne ñu ngay bañ maanaam appliquer dogal borot ngir nag liste yi ñu rejeté ñu teew lay kàddoom wax mbéytaal xuma. Macky Sall ñu teg ay deal dañuy teg ay njuñ njaay teg ay plan pour ñu repousser élection yi ndax élection locale dafa bëri ay liste yu ñu war a defar bu fekkente ne dañoo dem nit déposer liste am ñu rejeté ko mu dem tribunal ne ko yow kat wax préfet bi ne yow kat ni nga rejeté liste bi jaaduwul delloo waatal liste bi jàmbur préfet bi bañ na du ko delloowaat te yàgg-yàgg dina ko mujj delloo dinañu dem ba mu am retard si nu ñu defee liste yi bés bu amee retard ni ñu defee liste yi bu boobaa lu muy indi mooy day tax ñu reporter waat élection yi te bu ñu reporter élection yi reporter aussi élection législative Macky Sall il faut mu jël risque bu dem élection parce que entre 2022 ak 2024 lay bañ a am assemblée nationale majorité boo xamante ne contrôlé wu ko mooy tey waa Thiès dañoo war a yeewu. le député du peuple ñu ngi koy ruumandaat jamono ji yenn ci ay politique di xam ne kon lii ñu gis jamono ji bu fekkee wéy na de ay élection soo mooy du ñu ko amal. xam nga Moussa Tine moom duggul ci politique tey. Moussa Tine aussi du kuy wax nii ci wàllu sentiment ku am xam-xam la ku mën a def jàngat la bokk ci élection yàgg na ci bokk yenn saa yi mu jël recul tuuti distance xaw am distance pour gën a mën a càmbar yëf yi bu toogee ba fi ñu toll nii mu gis lu bees loo xam ne xamuñu ko ci wàllu politique bu ci tiitee mun na tiital keneen ko am xel mu ngi soog a xew ci Sénégal préfet bu rejeté benn liste wala sous préfet ñu yóbbu ko cour d'appel saxal préfet bi lànk ni du ma jël notification bu cour d'appel nañ dem cour suprême loolu mu ngi soog am après da ngay poser question léegi préfet bi kan lay xeexal su préfet bi kan lay xeexal xanaa du benn liste bu ñu bokk ñëpp xanaa du benn nation boo xam ni ñi jiite bu ñu follee ko moom day continuer nekk fi donc mu ngi soog a am Moussa Tine ni mu mel ci wàllu xam-xamu yoon nga xam ni mooy spécialité am bu demee ba am ci tiitange Barthélémy Diaz junñ na lu mel noonu man fekk na maa ngi naan fii ak egguma 23 juin moom yàgg naa koy wax. góobu ne élection dana am donc c'est à eux maintenant de prouver. ñoom président Macky Sall Antoine Félix Diome ak seeni ay préfet ak waa Sénat ci ñoom la des ñu prouver en tout cas luy jot moom jot na maam. tey jii war na fekk ñu commencé tirer liste yi mois de novembre jeex na. décembre donc moo ci des décembre moo des. war nañu xam nombre de bureaux de vote yi fan lañu koy installé ñan ñoo war a dem voter ji. est-ce que ñu refonte fichier électoral bi ñu defoon ñu bind waa toon est-ce que jot nañu seen ay carte électeur bul fàtte ne amoon na fi ay coow ay di ma defal résidence doo ma defal résidence yooyu war nañu am na ñoo xam ne dañuy changer lieu de vote am na ñoo xam ni dañuy am ay carte d'identité ak carte électeur yu bees ñooñu seen yëf fan la toll donc li des boo ko xoolee ak li ñu am ci temps nga xam ni yëf yi xaw na des tuuti manque de sérieux moo tax man du ma weddi kàddu yu Moussa Tine du ma weddi kàddu yu Barthélémy Diaz sax foofu man jiiti woon naa leen ci man bu yàgg man nee naa mën naa ci commenter toujours ci élection yi mais fii ak egguma 23 janvier du ma wax ne élection dina am Birahim gëm nga ne élection dina am ak coow yi bari li ñu ne meeku dina am coow li kay mooy impréparation moo ciy gën a fës su ne impréparation mooy actuellement ci lan nañu nekk mooy mënaguñu def li Mansour di wax afficher li nga xam ne moom mooy bureau de vote yi matériel électoral et cetera tout simplement parce que dafa am contentieux yoo xam ne jeexagul contentieux yi d'abord ci opposition bi ñoom am na ñoo xam ne dugal nañu ba léegi seeni recours jàll na cour d'appel ci ñenn ñi am na ñoo xam ne cour d'appel da ko rejeté ñu dem cour suprême. je prends un exemple muy gëm sa bopp ba léegi ci Dakar mu ngi jëm ci wàllu cour suprême le temps peut-être muy jot notification au cour d'appel. beneen bi mooy les préfets les sous-préfets ñoom ñi nga xamee ni ñu ngi xaar également notification au cour d'appel ñu ci ëpp ci ñoom en tout cas ci ñuy wax nee ñu ñoom dañuy dem tamit cour suprême parce que mënuñu leen a niilal comme ça te joxuñu leen non seulement notification mais mayuñu leen sax sañ-sañu expliquer lan moo motiver. mais cette fois-ci aussi daañu jox opportunité éleveurs yi ci seen bopp pour ñu yëkkati seen kàddu yi jàmbat. seen i jafe-jafe. daañu leen permettre. ñu exposer seen ay nag yu xiif daañu leen permettre ñu présenter seen ay maladies yi yàq seen ak jur mais pas rek ñu jël ay nag teg leen ci camion Dakar ba Jolof
pour présenter leen muy ay nag 10 millions ki 7 millions nga xamante ni bii kenn amu ci accès wala ay façon xar yoo xam ne kenn amu ci accès ak façon njanaaw yoo xam ne miinuñu ko xam nga Mame Mbaye Ndiaye mi am 50 000 jox ko rakam ni ko commencé def pison. mu dem ci Baye Cheikh Diop mu jox ko ñetti paire pison mu daal di am lu mu commencé kooku yaa ngi koy xiirtal ci élevage mais boo ñëwee indi ay xeetu picc njàmbu Diop wala ay xeetu picc yoo xamante ni bii ñun xam nañu ko xam nañu ñaata lay jar boo nee paire bi ñaata lay jar ñu ngi la 800 000 Baye Cheikh Diop boo ko joxee 1 million ni ko dama bëgg paire pitax mu jox la paire pitax ba 1 million. mais loolu boo amee xale booy jàngal élevage nga bëgg élevage développé ci am réew da nga koy commencé law ci ndànk-ndànk ci rencontre yooyu nga koy orienté mais doo def rencontre bu mag dem jël pitax 1 million. ñoo andi ko fa wala piccum 1 million di ko jaay. Mame Mbaye mi amoon 50 000 la mu bëgg ko jox rek am la mu bëgg a commencé ci wàllu élevage. te doo xam valeur picc ba dafay découragé. parce que xamul picc ba. parce que picc boobu dafay contribuer ci wàllu élevage ci nature bi ci environnement bi. mais du pour élevage. parce que en général duñ ko sax lekk. yooyu yëpp nag fi mu toll élevage de luxe am na solo lool mooy moo tax ñuy jaay ay xaru laadu ay 20 millions 30 millions et cetera. élevage de luxe la. mais aussi dégg élevage daf ci am solo. dégg ci biir daf ci am solo te loolu la ñu war a promouvoir ci journée de l' élevage. maanaam Mame Mbaye ñu ni ko nag bii kat 10 millions lay jaar Mame Mbaye ni nit nu mën a jënd benn maalu nag 10 millions. ñu ne ko noonu ki koy jënd 10 millions am na fukki femelle. nag boobu noonu bu demee femelle bu nekk dana am ak moom doom ci at bi kon 10 millions ya nga ko jënde woon doomam jooju déjà jaay nga ko parce que am na ñu bëgg doomu maal boobu. bu ko defee maam balaa doom yi judd moom déjà. donc ci benn at bi 10 millions day génnaat parce que du jaayee doom yooyu sax benn 1 million mën na ko jaayee 2 millions. par exemple donc sàmm dafa am méthode. xam-xam la da ngay gis. ñi ci nekk comme ay ñoom Baye Cheikh Diop ay ñoom Omar Sow ay ñoom Ma Ibra ñi nga xam ne xam nañu élevage di tett ay nit ñu ciy réussir di am ay bergeries yu mag. mais journée de l' élevage tëggal fecc ba ngoon jot ñu ngi sant président ñu ngi sant président association ñu ngi sant lii patron yi ñëw ñu exposé fa ay saaku repas ak saaku nangam te repas bi gën a cher dañu wax ci tawat yi di rey nag yi. nañu wax ci yàpp ni mu cher Sénégal bu ñuy màggal journée de l' élevage chaque année ci Sénégal te chaque année yàpp yokk kilo bi 1000 francs ça pose problème maam. daaw kilo yàpp nag 3000 la doon jar demal nga laajte léegi ñaata lay jar xanaa bu déwénee kon boo eggee 5000 duñ def journée de l'élevage bis booy màggal chaque année kay day am njëriñ ci saw askan. am njëriñ ci sa réew. nañu jàngal nit ñi sàmm boole ko ci wàllu koom-koom mooy li ma waxoon sànq ci wàllu pêche bi ñetti secteurs yooyu élevage agriculture ak pêche fii ñu ngi koy ñàkkal fayda Sénégal développement dina fi jafe te ñu bàyyi naxaati bi journée de l'élevage. jàpp na la béykat yi sàmmkat yi ñuy wax li leen metti mais pas ñëw fi di promouvoir ay parti ki ay président ak ay nangam. jaajëf le député du peuple rendez-vous kon 13h. si jotaay xibaar bi Zik FM waaye ci kanam tuuti tës. merci beaucoup maam. jaajëf di leen fàttali ni kon na foofee sa Tëngéej askan wa yeewoo sa coxo maire ba futtu la ñu def ndax seen terrain ba ay promoteur moo fa dikk ne kon daf koy nangu te foofee la ASC yu bari kon di amal seen i jongante dañ si dikkaat bu 14h jotee suñu jotaay xibaar ci kàllaamay Kocc ndax teewlu ngeen ko ci kàllaamay nasaraan ñu jàll ci tàggat yaram ak Pape Mante Mbuub. borom jam si Teex Dugaar maa ngi laa nuyu. naka yi tey. door ko football première journée Ligue 1 sénégalaise mel ni kon champion titre bi di TFC dëggal na boppam jaraaf moom dañu ko kale. waaw jaraaf bu Ndakaaru moom dafa nag ñàkk ci bëccëg bu njëkk bi ci digganteem ak génération foot mi nga daan ñaari ball ci dara ci beneen wàll wa nag jàppal ni Teungueth FC mi nga xam ne moo nekk équipe championne en titre moom mi di nag dafa nag am ndam ci kanamu AS Douane ñaari ball ci dara jàmbaar bu Saly kon waxtu bi nag moo nekk ci première place bi ndax moom mi dafa daan ñi di waa Ñambur bu Louga ñetti bal ci dara ñi nag di waa Linguère gannaaw ñaari at ba ñu nekkee ci Ligue 2 ba seen ñëw nag ci Ligue 1 bi am na solo lool ndaxte ñoom dañoo daan ñi di waa Mbour Petite Côte yeneen jogante yi nag US Gorée ak Senef Excellence bu Thiès niki noonu Casa Sport ak ñii di nag waa Dakar Sacré-Cœur dañoo témbo kon benn ak benn la ñu def jàppal ne sax lii di nag di top départ jëm nag ci Ligue 1 bi joxe nañ ko niki samedi bi ci diggante loon ñi di waa AS Pikine ak Guédiawaye mu nekkoon ci banlieue derby bu banlieue bi nag waaye nag lu ci mënti am nekkoon na jogante goo xam ne neexoon na loolu naam sax ni nag ci 0 partout la ñu tàmbal la ñu nag tàggaloo ko waaye lépp lu jëm ci wàllum ambiance ak football rafet amoon na fa ci teewaayu Soxna Fall. derby bi amoon ci diggante AS Pikine ak GFC liñ ci doon xaar yëpp gis nañu ko nit yi wuy si
mu am ambiance am folklore ñu def ko ci fair play. mu di match boo xam ne dafa amoon ak réticence ndax ku ci nekk bëgguloon ñàkk loolee muy expliquer nul vierge bi amul but. bu ñu ñàkkee ballon bi nañ fermer éviter adversaire bi mu développer jeu par moment ils l'ont fait excellemment bien. amoon na ne du doon match bu yomb moo tax dañu waajal suñu bopp yëpp jël suñuy garde fexe ba nga xamante ni nanu bind point. waaye amoon na engagement ci ñaari équipe yëpp loolee sax entraîneur Massamba Cissé ak Souleymane Diallo rafetlu nañ ko. kontaan naa trop ci gis ne Guédiawaye ak Pikine joué nañu ba pare entraîneur ak entraîneur xuloowuñu dirigeant ak dirigeant xuloowuñu supporter ak supporter xuloowuñu ku nekk ñibbi nga sa kër tranquillement. Il faut tirer chapeau à la Ligue non seulement mais aussi et surtout à l'équipe de l'AS Pikine qui a fait une excellente organisation boo xam ne football sénégalais soxla na koy. mu di daje bu neex bu lancé ci lu baax saison bu yees bi la nga xam ne mën nañ ci xaar lu baree bari. kon nag kii di président bu ligue bi di Mouhamed Djibril Wade rafetlu na bu baax a baax nag boobu la jogante ndaxte tàmbali gi daal gis na ni lu am solo la ngir ligue bi nag gën a mën a jaay football bu Sénégal te nag yeneen journée yi ñëw li ni mel nag la ñu bëgg taxawal teg ay match yu phare ngir nag lu jëm ci wàllum championnat bi Mouhamed Djibril Wade la ñuy teewlu. mais nag organisation bi nit ñi ñëw nañu waaw loolu lañ ci sant yàlla et la ci constaté mooy aussi terrain bi stade bi dafa xaw a tuuti ak donc liggéey quand même bari mbooloo donc loolu aussi war nañ ci réussir stade bi tamit mu nekk stade bi gën a ji parce que tey bu Casa Sport loolu ñu ko defee rek li ñu gën a def rek loolu lañ ci toléré léegi li des mooy li war nañu ne quand même wax nag ci Ligue 2 kon nag ñoom tey la ñuy dar képp nag seen bëccëg bu njëkk ak ñaari jongante foofu ci stade Fodé Wade 16h30 ci diggante nag ñi di waaye stade Mbour la ak US Wakam ci stade Alassane Djigo moom Renaissance bu Dakar moo fa dalal ñi di waa Sonacos jàppal nag lu jëm ci boobu la bëccëg sax kon Walidane moo daan Demba Diop benn ball ci dara même score la ñu demee ko nag ci diggante Amitié ak Port Autonome bu Ndakaaru Oslo Kër Madior ni ko noonu Duc ak Thiès FC jamono bu Fatick ak NGB ñoom ñi ne nag dañoo def match nul 0 but partout. ñu waxtaanee kon nawetaan lan mooy actualité bi. waaw lu jëm nag ci wàllum manque d'infrastructure foofu ca diwaanu Mbour kon nag kii di Anne Françoise Diouf di nag dalal xelu acteurs yi te xam na ni li ni mel nag di leen ci jokk nu mu gën a gaawee moom mi nag di ñaawlu violence bi nga xam ne nag nemmeeku nañ ko jëm ci wàllum nawetaan foofu ca diwaanu Mbour yi le kàddu yëkkati dañ ko kii di Alioune Badara Sonko. bu ñu ko jotee am na noo xam ne mën nañ koo def ba fii yàlla def suturaal ñu ba xëy na sax ñu mën koo def stade ndax loolu bokk na ci suñu programme bokk na ci programme mu candidat Cheikh Issa Sall muy candidat de la majorité de Benno Bokk Yaakaar de Mbour pour defar fii ay espace de jeu def ci toutes les commodités parfaites yi nga xam ne dina tax ñu mën fi def ay compétition yoo xam ne war na mën a kawe ci kaw a kaw te jeune xamee waruñ ko mën a xamee ci violence jeune dañ ko war a xamee ci muy impacté population wam maanaam muy andi ay kaddu wala ay mbébét wala muy teg ay initiative yoo xam ne initiative de développement lay doon di impacté communauté bi mu bokk ba ku ko gis naw ko ku ko gis jàppale gannaaw Mbour diwaanu Bignona moom ASC Teen bi moom nag rafetuwul benn bu yoon taxawaayu nag ONCAV bi nga xam ne dafa nag am nag réero bu doxoon seen diggante ak ñi di waa BFC te nag taxawaayu ONCAV nag dafa mel ni dafa nag am lu ci ñuul bu ñu sukkandikoo ci kii di seen secrétaire général secrétaire administratif di ASC Teen bi di Habib Diémé yi de cadre dañ ko kii di Abdourahmane Diallo. benn jour âgé de 17 ans. bi nga xamante ne mu ngi joué ASC BFC buñ loolu amee dañoo def li nga xamante ne mooy évocation yóbbu ko ba ODCAV jox ñu dëgg. loolu am na bu ñu ODCAV joxee dëgg waa BFC ñi nga xamante ne ASC boobu lañ doon amal problème boobu noonu jël nañ kayit yi yóbbu ko ba fi nga xamante ne mooy ONCAV buñ ko yóbbee ONCAV ñi am fa li nga xamante ne ay xarit am ñi nga xamante ne pratiquement taxaw nañu pour vraiment jéem a salfaañe li nga xamante ne mooy dëgg bi nga xamante ne ODCAV jox nañu ko bu loolu demee ba am. ñoom ñu tranché jël dëgg boobu jokko li nga xamante ne mooy BFC. fekkee dafa am règlement intérieur bu ñu régir ñun ñëpp bañ ne saa nii dañuy doxalee kon nañ ko war a doxalee ci anam yooyu xale bu matul sa waay joué senior ñu joué loo ko senior su daanoo dañoo war a daanu ñëpp xam ni carrément lii am na dëgg bi fii la féete.
ñu waxtaanee athlétisme marathon FA Dakar 2021 Adama Bariba moo jël ndam li ci 24 kilomètres yi. 21 kilomètres 21 kilomètres Adama Bariba moom nag di nekk foofu ca Jeanne d'Arc bu Ndakaaru moom nag moo jël boobule nag distance ci 21 kilomètres yi jëm ci wàllum jigéen ñi ba tax na nag muy sàkku rek ci autorités yi nag ñu gën a jàppale athlètes sénégalais yi nga xam ne gën nañ bëgg a wane nag seen bopp fii ni ki noonu tamit ci bitim réew ñu teewlu ay kàddoom ak Sadio Abibouka ni ki noonu El Hadj Diène. vraiment kontaan bu baax laa def xam naa ni may dawee du ma jël rythme jàmm sama rythme laa jël ba tàng après jël changé rythme bi ndànk arrivé 1h27 laa arrivé. battre naa sama record parce que l'année dernière 2019 j'étais premier mais 1h30 cette fois-ci c'est 1h27. c'est la deuxième fois ma ci participé l'année 2019 tamit noonu la woon maa jëloon remporté woon Sénégal les premiers cette fois-ci aussi c'est la même chose xam nga ne athlétisme Sénégal doxul des na lu bëree bëri donc bëgg na ay ndimbal bu baax a baax ci jàppale ñu ci ay moyens ñu mën a génn dem topp comme Kenya yi ni ñuy def dem partout ci marathon yi ci compétition yi gën a mag loolu dañ koy bëgg mais ba léegi amuñ ko loolu moom bëgg nañ ko bu baax a baax ministre bi gën ci mën a jàppale loolu ku ci mën a jàpp daal ci Sénégalais yi baax di fàttali nag lu jëm ci wàllum 42 kilomètres yi moom doomu Sénégalais bi di Christian Manga moom nag moo nekk ci 7e place bi kon ci classement général bi jëm ci wàllum 42 kilomètres yi doomu Kenya bi di Jeffrey moom moo ko jël kii nag di Ougandais bi di Doreen Chemutai moom nag moo jël première place bi jëm ci wàllum jigéen ñi kon Mambay li ma fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàgg yi. na ko ñuy wax Diomaye Sène 95 ans la toll moom si 42 kilomètres yi la daw 95 ans. bokkul ak yow.